اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. Frères et sœurs en la foi, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne pourra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur Satan ne vous induise pas en erreur sur Allah. Allah le Tout-Puissant ne nous a ordonné que ce qui renferme le bien pour nous ici-bas et dans l'au-delà, tandis que les péchés et les désobéissances sont les choses les plus dangereuses pour l'humanité et le monde entier. C'est la cause principale de tout mal d'ici-bas et dans l'au-delà. Les péchés ont des conséquences graves, néfastes et détestables sur l'individu et sur la société. Lorsque les péchés se répandent dans la société, les affaires deviennent difficiles et les individus de cette société trouveront les portes du bien fermées devant eux. Parmi les conséquences graves des péchés, il y a le fait qu'ils soient la cause de la privation des moyens de subsistance, la cause de la propagation de la pauvreté et la privation de la bénédiction dans ce qui est donné aux serviteurs. ففي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. Il est rapporté dans le Musnad de Imam Ahmad rahimahullah que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le serviteur peut être privé de la subsistance à cause d'un péché qu'il commet. Les péchés provoquent par ailleurs la noirceur sur le visage et dans le cœur, la faiblesse dans le corps et la haine dans le cœur des créatures, tandis que la gloire et la réussite résident dans l'obéissance d'Allah et de son messager. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah, Allah lui rend son problème facile à régler. En effet, chers musulmans, lorsque les péchés se répandent dans la société, celle-ci sera humiliée et rabaissée devant toutes les créatures. Naîtront alors dans cette société toutes sortes de corruptions, détériorations dans l'eau, l'air, les cultures, les fruits, les maisons et autres. Allah dit à cet effet: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Frères et sœurs en islam, les péchés rendent difficiles les affaires de son auteur, affaiblissent son cœur et son corps. Il mènera donc une vie difficile, pleine d'angoisse. Au moment où celui qui craint son Seigneur mène une vie paisible et facile. Allah dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Quant à l'avilissement de son cœur, ce sera un phénomène très visible, car le croyant, sa force émane de son cœur, de sa foi. À chaque fois que le cœur du croyant est puissant,
est fort, le corps sera toujours fort et puissant. Quant à l'impie, même si son corps est robuste, il est le plus faible devant le besoin. عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه أحمد وأبو داود. Selon Thawban, le prophète alayhi salam a dit: les nations se rassembleront contre vous, les musulmans, de toutes parts, comme les gens se rassemblent autour du plat pour manger. Un homme lui dit: ô messager d'Allah, est-ce à cause du fait que nous ne serons pas nombreux à cette époque? Le prophète alayhi salam de répondre: certes vous serez nombreux à cette époque, mais vous serez comme l'écume du torrent. La peur sera enlevée des cœurs de vos ennemis et le wahn sera mis dans vos cœurs. On lui dit alors: qu'est-ce que le wahn? Le prophète alayhi salam répondit: le wahn c'est l'amour de ce bas monde et la répulsion ou la peur de la mort. Frères et sœurs à la foi, les péchés sont la cause de l'humiliation du serviteur aux yeux de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah méprise le serviteur, personne ne peut l'honorer. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer. Chers musulmans, les péchés sont la cause de beaucoup de maladies pandémiques, des famines, des sécheresses et de la tyrannie des dirigeants et de la discorde au sein de notre communauté. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم رواه ابن ماجه والحاكم. Il est rapporté dans les Sunan d'Ibn Majah rahimahullah, d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit: le prophète alayhi salam s'est adressé aux muhajiroun, aux émigrés, un jour et leur dit: ô muhajiroun, il y a 5 choses auxquelles je demande à Allah de vous en préserver. La dépravation des mœurs ou la fornication n'apparaît pas dans un peuple jusqu'à ce qu'il l'annonce en public, sauf qu'il soit touché par la peste et les maladies que leurs prédécesseurs n'ont pas connues. Aucun peuple ne diminue les balances dans la mesure sans qu'il soit touché par la famine, la vie difficile et la tyrannie des dirigeants. Aucun peuple ne refuse de donner la zakat de leurs biens sans qu'ils soient atteints par la sécheresse, et n'eût été les animaux, la pluie ne saurait tomber. Aucun peuple ne viole le pacte avec Allah et son messager sans qu'Allah leur envoie un ennemi qui n'est pas des leurs et qui met la main sur leurs biens.
Et lorsque les dirigeants ne mettent pas en pratique ce qu'Allah a fait descendre, Allah les fera combattre les uns contre les autres. En outre, frères et sœurs en islam, les péchés enlèvent la bénédiction de la durée de la vie, la bénédiction de la science, la bénédiction de la subsistance. Les péchés enlèvent également la bénédiction de la religion et de la vie de ce monde. Et que donc la bénédiction n'est enlevée de la terre qu'à cause des péchés des créatures. Allah dit à ce propos: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Frères et sœurs en la foi, tous les malheurs qui nous atteignent, les châtiments, l'insécurité et la corruption très avancée dans notre société sont tous le fruit de nos péchés. À vrai dire, chers musulmans, notre pays a connu durant ces dernières décennies beaucoup de mutations sociales, économiques et infrastructurelles plus ou moins positives. Cependant, il faut noter avec beaucoup d'amertume, de peur, de tristesse, d'inquiétude, que la dépravation des mœurs dans toutes ses facettes est en train de sévir impudiquement dans ce pays et risque de mettre en péril notre patrie si nous n'y prenons pas garde à temps. C'est pourquoi les pères de famille, les prédicateurs, les imams, les autorités et les décideurs doivent mettre fin à ce silence complice, irresponsable, face à ces phénomènes grandissants qui gangrènent et menacent notre société. L'alcool, la fornication, le mauvais comportement, la violence, l'injustice ou l'oppression, la promotion de l'homosexualité, la raillerie et l'irrespect à l'égard des maîtres coraniques, des imams et des savants. Le Coran dit: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout ce qui vous atteint comme malheur, vous ne le devez qu'aux acquis de vos propres mains, et il pardonne bien des choses. Chers musulmans, lorsque les serviteurs changent l'obéissance d'Allah par la désobéissance, son remerciement par l'ingratitude, les causes de sa satisfaction par les causes de sa colère, Allah changera sans nul doute les bienfaits dans lesquels ils vivent. De la même façon, lorsqu'ils changent les péchés par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah leur changera le châtiment par la sécurité, le rabaissement par la gloire et le malheur par le bonheur. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Il dit encore: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. C'est parce qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Donc, frères et sœurs en la foi, craignez Allah et obéissez-lui. Ainsi, vous aurez le succès. Évitez les péchés, vous aurez le bonheur. Que le Tout-Puissant, le Pardonneur, nous pardonne nos péchés et nous maintienne sur le droit chemin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. mbokk jullit yi, ginnaaw bi ñu santee borom bi subhanahu wa taala di julli ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ñu ngi leen di dénk suñu bopp ragal borom bi subhanahu wa taala, ragal bés bi nga xamante ni way jur du mënal doomam dara, waaye doom itam du mënal way juram dara.
ngalawaay bu leen naxaatekat bi nax muy seytaan ngalawaay bu leen àdduna nax ba ngeen fàtte borom bi subhanahu wa taala. ginnaaw loolu ñu xam ni mbokk yi lii di ay mooy yàlla subhanahu wa taala muy ay bàkkaar def lu yàlla tere wala ñàkk a def li nga xam ni borom bi subhanahu wa taala digle na ko lool de am na ay conséquences yu doy waar yoo xam ni dana ko indi ci dund nit ki ak lu muy waral ci biir société bi bay laal ña def ak ña deful ñëpp. ñu xam ni mbokk jullit yi borom bi subhanahu wa taala de lépp loo xam ne digal nañu ko rek suñu njëriñ la ci àdduna suñu njëriñ la ci àllaaxira waaye lépp loo xam ne moom borom bi subhanahu wa taala tere nañu ko loolu dafa am lor gu ci nekk koo xamante ni daf ñuy dikkal ci àdduna waaye daf ñoo mën a topp ba yowmal qiyam. moo tax ab julit lépp lu ko yàlla digal def cee war a góorgóorlu kem kàttanam waaye lépp loo xam ni borom bi subhanahu wa taala tere na ko daf ko war a bàyyi fasaasi. bàkkaar yi mbokk yi dafa am ay yu muy waral ay conséquences yoo xamante ni yu yéeme la yu raglu la yu doy waar la ndax bàkkaar yu bari dana waral dem ba mbiru doomu aadama yi daal di cric daal di jafe ba doomu aadama lu mu jug pour lijjanti ko lu mu bëgg a am rek da ci jànkonteeg ay jafe-jafe yu bari loolu ay bàkkaar yu bari dana ko waral. bàkkaar yu bari ci ab société dana dem ba société ba seen buntu yomb ya ñu amoon yépp dafay tàmbali di tëju ñu nekk ci ay njàqare di nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ni duñ gis ku leen ci dimbali duñ gis lu leen ci génnee. waaye bokk na ci conséquences yi nga xam ni bàkkaar daf koy indi mbokk yi mooy yàlla téye wërsëg ba nga xamante ni daf koy jox jaam yi te wërsëg boobu bi ci ëpp njëriñ mooy ndox bi nga xam te mënta ñàkk ci dund. waaye bokk na ci conséquence su bàkkaar yi mooy yàlla subhanahu wa taala mën nañu jox ay am-am sax waaye day dindi barke bi wala am-am boo xam ne sax bu ñëwee fitna ju bare def ciy topp ba doo tal sax taxaw di bànneexu ci am-am jooju. bàkkaar yu bari mbokk yi dana wàññi wërsëg. jëleen ci musnad imam ahmad yonent bi alayhi salaam de wax naan jaam bi de danañ ko xañ loo xam ne waroon na ko am ci bàkkaar boo xam ne def na ko. mbokk yi ci yàlla bàkkaar de dana ñuulal lëndëmal kanamu nit ki waaye lëndëmal sax lay xolam néewal ko doole ba mu nekk koo xamante ni même bu dee rëy na ci ab jëmm waaye ku tële la ci lu bare bari ndax jullit moom lay dooleem mooy xol bu am ngëm lay dooleem mooy ngëm yàlla boo xamante ni bu kawe la. bàkkaar yu bari nag mbokk yi dana ñuulal xar kanam waaye dana ñuulal ab société dana ñuulal itamit la nga xam ne mooy xolu jaam bi. yàlla subhanahu wa taala dafay wax mu ne wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra képp koo xam ne ragal na yàlla wattandiku na borom bi subhanahu wa taala ma ngay wattandiku bàkkaar yi kooku de yàlla subhanahu wa taala mooy def ci ak ay mbiram ak jàppandal. jafe-jafe ñuy dund la ca bare bari la ko waral mooy suñuy bàkkaar moo tax yàlla ne mbon de yàqute de feeñ na ci jéeri ji ak ci jaww ji ci ndox mi ci géej gi yàqute feeñ na fu ne. yàqute googu nag li ko waral mooy bi ma kasabat aydi naas li nit ñi fàggu ci seen i jëf yu ñaaw moo tax jafe-jafe ñuy dund suñu société problème bi ñuy dund yépp ay bàkkaar yu bari ñoom ñoo ko waral. yenn saa nag ñu giñ ko ay nit seeni loxo mën na cee bañ a set waaye bàkkaar bu société bi làmbaayoo bàyyi wuñ ko tere wuñ ko jàpp ñu loxo ña koy def tamit dana waral yàlla nattooñu ñu am ñoo xamante ni dañuy def loo xam ne du ñu neex. mbokk jullit yi bàkkaar yu bari ci ab société dana néewal doole société boobu dana tax nit ñi dañuy nekk ci njàqare dañuy nekk ci ay bopp yu ubbu dañuy nekk ci ay xol yoo xam ni xol yu xat lay nekk violence daf fay bari ndax bàkkaar yu bari yu ñuy teg seen bët ak yu ñuy dund dana ko waral. ki nga xam nag dafa ragal borom bi subhanahu wa taala kooku yàlla dana ko dimbali defal ko ab génnuwaay
yàlla mu ne man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ki ragal yàlla di ko moytandiku di def ay digleem bàyyi ay tereem yàlla moo koy defal génnuwaay ci bépp mbir jafe-jafe bu mu dugg yàlla dana ko ci suturaal ba mu génn ci waaye dana ko wërsëgal ci loo xam ne sax moom foogeewu ko woon. jëlee nañ ci saxaaba bi ñuy wax Sawbaan mu nettali mu ne benn bés Yonent bi alayhi salaam dafa wax ci benn xadis mu ne jamono di dina ñëw xeet yi di leen jiiroo tiim leen yéen xeetuk lislaam di def ci yéen lu leen neex di jël ci yéen lu leen neex di def ci yéen lu leen neex ñoom comme ni ay nit ñuy lekk tiimee ab ndab kenn ku nekk di dugal loxoom di am lu muy jël di ko ci génnee. benn saxaaba ne ko yow Yonent bi ndax jamono jooju day fekk ñun suñu lim bu tuuti moo tax ñu mën ñoo def loolu ndax kat lislaam demoon na ba yëkkatiku waaye lislaam demoon nañ ba yëkkati ci kaw suuf ba kenn xalaatul woon lu mel noonu waaye Yonent bi ne lu mel noonu dina am ci xeetu lislaam. Yonent bi mu ne ko déedéet du seen neewaay moo koy waral de waaye da ngeen di bari lool sax jamono jooju waaye seen bariwaay bi yëpp dafa mel ni puugit mooy puurit boo xam ne day tegu ci kaw ndoxu taw buy dox salte yi muy romb nga xam ne jàpp ñu fenn mu leen di yóbbaale fu ko neex mu yóbbu leen fa mu ne noonu ngeen di mel. mu ne wegeel ak ragal gi nga xamante ni moom la yàlla defoon ci xolu ñi weddi yàlla seeni noon yàlla daf koy dindi ci ñoom seen xol dootuñu leen ragal dañ leen di ñeme waaye sax dafay def ci seen xol yéen jullit ñi la nga xam ne moom mooy al wax na muy doye di ñu ne ko yow Yonent bi lan moom mooy wax na mu ne wax na de mooy xubbu dunya muy bëgg àdduna wa karahiyatul mawt ak ragal dee bëgg àdduna xaabaabal ci xooloo lañ ciy am dagan naam daganul waaye jëfoo lenn loo xamante ni sa ginnaaw dee dana rafet loolu mooy feebaru jullit ñi mbokku jullit yi. bakkaar yu bari mbokk yi dana suufeel nit ki dana toroxal nit ki ci kanamu borom bi subhanahu wa taala te képp koo xamante ni torox nga ci kanamu yàlla subhanahu wa taala yal nañ ci yàlla musal kooku amul kenn ku la mën a teral wa man yuhinillahu fa ma lahu min mukrim képp ku yàlla doyadil képp ku yàlla toroxal kenn mënatu la teral donte ci àdduna sax danañ la jox ay cër nit ñi danañ la jox ay cër waaye njëriñ boo leen amal rek la intérêt boo leen amal rek la. benn bés mbokk yi Yonent bi alayhi salaam dafa toog ak saxaaba yi muy wax ak muhaajiruun yi mu ne leen juróomi mbir dee ngi nii xamsun idha btulitum bihinna cey bu leen ko yàlla nattoo waaye nag maa ngi muslu yàlla mu musal leen ci juróomi mbir yooyu. bi njëkk mu ne xam leen ni ñaawteef njaaloo mooy yàlla du tas ci benn aw xeet ba ñu dem ba fesal ko amatuñ ci kersa mu nekk loo xam ne sax jàpp ni kenn mënu cee mucc tellement dañ ko banaliser yoonal ko légaliser ko ñuy jigéen ñi di jaay seen bopp ci ab xeet boo xam ne xeetu jullit la mu lu dul ne yàlla subhanahu wa taala dana def ci ñoom ay feebar yoo xamante ni yu mel ni pes ay feebar yu wàllaate yoo xam ne duñ xam fu muy jógee dañuy jékki-jékki rek muy ñëw waaye yàlla dana def ci ñoom ay façon feebar yoo xamante ni seen maam yi xamul ko woon. loolu yaakaar naa am na feebar yu bare yi ñu gis tey di ko dund sunuy maam xamul ko woon ndax nekkuñu woon ci situation bii nii. ñaareelu mbir bi nga xamante ni maa ngi mus yàlla mu dal leen mooy na ngeen xam ni duñ dem ba ci benn ab société dem ba nit ñi di sàcc ci lu ñuy peese di ko jaay peese kat ba ma ngay wàññi poids la muy jaay kay jënd ma ngay fexe la muy jënd poids ba ëpp ñi nekk ci naxante googu kenn ku nekk di jéem a lor moromam jaaykat yi di dund ci loolu di ci am ay bénéfice di ci am ay richesse mu ne loolu de bu demee ba nekk ci ab société ñooñu yàlla dana leen nattoo la nga xam ne moom mooy ak xiif ak dund gu metti dund gu karaj ak ay njiit yoo xam ni dañ leen di noot saa su ne di leen jaay doole. loolu bàkkaar la boo xamante ni société bi moo ko def moo tax yàlla suñu borom di ñu ci wan lu ne. ñetteel bi yàlla yonent bi alayhi salaam wax ni maa ngi ni musal yàlla mu dal leen mu ne du nekk ci benn aw xeet boo xamante ni borom alal yi dem nañ ba bañ a génnee alal génnee azaka bi nga xam ne yàlla daf ko farataal ci ñoom
du dul ne yàlla subhanahu wa taala dana téye tawam ba taw du wàcc ci asamaan. xam ngeen di mbokk jullit yi waa ndakaaru bay ñu waaye ñi nekk ndakaaru am nañ ay mbokk àll ba nit ñaa ngi ci njàqare dem nañ ba ci mi-août baykat yi xamuñu fu ñu teg seen tànk gis nañ loo xamante ni gëj nañ koo gis. yal na yàlla suturaal ñu yàlla subhanahu wa taala dina téye tawam te sax nee na bu dul woon bàyyi ma yi nga xam ne ñoom bokkuñ ci bàkkaar yi bokkuñ ci moy yi yàlla du taw. yenn saa yi mu am taw yu mu taw yoo xam ne nawet bi mu nawet la ñuy góob ci ngooñ la ñuy góob ci ñax mooy ëpp la ñuy jóob ci ay pepp yoo xam ne doomu aadama dañ koy dundee. kon ña yàlla tawal dëgg ña gën a jëriñoo ci taw bi bàyyi ma yi la. nañu seetaat bu baax suñuy mbir. ñeenteel bi mooy Yonent bi alayhi salaam nee na walam yanqudu ahdallahi du ñu fecc kóllëre gi nga xamante ni daxane lañ ko ak borom bi subhanahu wa taala ci jaamu ko bañ ko bokkaale ak dara topp Yonentam alayhi salaatu wasalaam. lu ne yàlla dana def ci ñoom dana dooleel seeni noon ba seen noon ñëw jiite leen wala seen noon di am ci ñoom di teg loxo ci seen kaw ba jël sax leen ci seeni moomeel seeni alal di ko aakimoo ñu koy gis di ko dégg te duñ ci mën dara. loolee lépp bokk na ci natt yi nga xamante ni wala conséquences yi nga xamante ni bàkkaar yu bari daf koy indi ci société. yeneen ci bi juróomeel bi mu ne seeni njiit de du ñu àttewoo ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ak ci njubug yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam lu dul ne yàlla day def ay jafe-jafe faw mu am seen biir. buñ fi bàyyee téere yàlla bi bàyyi fi njubug yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam wan ko ginnaaw dëddu ko yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam mu ne faw yàlla mu def jafe-jafe suñu biir du ñu déggoo di xuloo ci lu jara xuloo ak lu jarta xuloo. mbokk jullit yi ay bàkkaar a ngi noonu di waral lu baree bari di ñu xañ lu baree bare ci loo xam ne ay teraanga la bu yàlla subhanahu wa taala séqoon ak jaam yi. waaye nag nañ xam ni yàlla de moom fam ne woon di ko jëflanteeg jaamam yu baax yi ba léegi mu ngi fa. bu ñu soppeekoo jéem a baaxal société bi borom bi subhanahu wa taala def barke suñu société def barke suñu réew. yàlla mu ne walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamai wal ardi walakin kaddabu fa axadnahum bima kaanu yaksibun. mu ne nit ñi de waa dëkk yi de bu doon gëm nañ yàlla ñu ragal ko def ay digleem bàyyi ay tereem jaamu ko bañ ko bokkaale ak dara yàlla mu ne danaa leen ubbil barkay asamaan ak suuf. taw dana wàcc taw boo xam ni du jur ay inondation taw boo xam ne du yàq ay kër taw boo xam ni du andi ay jafe-jafe waaye taw bu barke lay nekk taw bu sedd taw buy génnee gàncax ci kaw suuf gàncax yi génn benn njanaaw du ko yàq amul benn la nga xam ne mooy yi dox ci kaw suuf yu ko mën a yàq lépp yàlla subhanahu wa taala daf ci def barke. waaye nag bu ñu weddee yàlla subhanahu wa taala bañ a jaamu yàlla di jaamu keneen wala leneen bañ a sant yàlla di sant keneen wala leneen su boobaa nag yàlla jëflanteeg ñoom lu méngoo ak la nga xamante ni moom lañ nekkee. mbokk jullit yi mbooleem nañu dar ci ay jafe-jafe suñu société la ko waral mooy suñuy bàkkaar yu bari. ñu ngi am ay changement yu bari suñu réew ñu ngi tabax chantier yaa ngi jug fu ne ñu ngi yokk ay salaire di yokk ay bourse ñu ngi defar ñu ngi tabax mu ngi rafet waaye ndax xolu nit ñi sedd na saa su ne nit ñaa ngi ñaxtu nit ñaa ngi am lu leen naqari lan moo ko waral mooy bàkkaar yu bari ñu dundee suñu société. jàppuñ loxo ñi koy def terewuñ leen bal ku leen di tere sax dañ lay attaqué di la jéem a doyadil. mbokk jullit yi lu ragloo ngi nii nag suñu société loo xamante ni waxkat yi war nañ cee wax jàngalekat yi imaam yi njiit yi ak borom kër yi ndax lépp ci kër yi lay bàyyi ko mooy suñu société bii di Sénégal muy réewum jàmm muy réewum yar réewum teraanga suñuy wayjur suñu mag yi yar ñu ci ñu ñëw fekk ko fi ba lu bari ñu am ko loo xamante ni am na réew yu dendal amuñ ko ak booloo ak bennoo xeet boo mën ci nekk dëkkandaw ci jàmm rafetal teraanga loolu nag am na ay wax ak mbir yoo xamante ni ak jëf yoo xam ni
mu ngi koy jéem a yàq. moo tax nag dañoo war a wax bokk na ci wax yi koy yàq mbokk yi mooy wax yuy féewale diggante ay nit ay kuréel, waaye wax yoo xam ne ay tuumaalente la, waaye mbokk yi ay moy yàlla la yoo xamante ni yi am ci biir société bi. sàngara boo xam ne tas na yombal nañ ko di ko def ci ay sachet di ko jaay, njaaloo bu ñu daganal, caaxaan yi ñuy organiser saa su ne nu mu leen neexee te kenn du leen ko tere yombal leen ko, waaye col ko yu ñaaw yi nga xam ne dañ koy gis ci mbedd mi suñuy jigéen di ko sol, violence bu bari bi, tooñ gi, ëpp doole gi, ak li nga xam ne mooy li gën a xew ci jamono yii mooy dooleel ak ngóor jigéen wal iyaadu billah. mu nekk loo xam ne tax na yàlla mu alak ab xeet ci malaaka bu mu yónnee ci ñoom, mu tibb suuf sa yëkkati ba ci kaw, ba sax nee nañ malaaka yi ci kaw doon nañ dégg sabu ginaar yeeg xaj mbow xaj yi, yàlla dëpp leen taw ci seen kaw xeer. loolu société bu muy raam di dugg ñëpp war nañ tëj seen buntu daal di ko dàq génne ko ci société bi. loolu ma war a nekk taxawaayu ñëpp, noppi ci bañ cee wax sax dëgëral leen la bu fekkente ni lu am la. waaye mbokk yi beneen phénomène bu doy waar mooy ñi nga xam ni sax bu ñu mësaan jàq ci ñoom la ñuy dellu, muy ay ñi ñuy xamal suñu diine, ñi ñuy jàngal alquran, jàngalekatu alquran yi ñu leen di fawee ci ay théâtre, di leen jox ay jëmm yoo xamante ni ay caaxaankat la ñuy nekk, ay moykat la ñuy nekk. te alquran moom la yàlla teralee aw nit, moom la yàlla di wàccee aw nit, ñuy toroxal ñu mel noonu di leen suufeel, ñépp di ko seetaan, nit ñi di ci ree, dégguñu kenn mu wax. ay imam, ay nit ñu doye di, nit ñàkk yar ñàkk worma, amuñu benn kersa di wax ay wax yu ñaaw di ko jagleel imam yi. koo xam ni ba nga juddoo ma lay tudd, boo deewee mooy taxaw mu jiite la, jafe-jafe njàqare bu seen kër am moom ngeen di woo, bu ngeen di miras moom ngeen di woo. nit toll ci ñàkk kersa ci ab société dem ba am fit taxaw di yëkkati kàddu gu ñaaw di ko wax, kenn corrigé wu ko. nañu tiit suñu bopp bu demee ba borom xam-xam yi ñuy wax ju ñaaw di ko jëmale si ñoom, suñ société bi faw ñu gis ay jafe-jafe. yàlla nañu yàlla suturaal, yàlla delloo ñu ginnaaw. wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. lu leen dal, lu ñu dal ci ay coobere, ci ay fitna rek ñun ñoo ko fal, kenn ku nekk am nga ci cër. ñi def am nañu cër, ñi war a tere wuñu am nañu cër, waaye suñuy njiit ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox pouvoir ñu noppi ci lii, xam ni pouvoir bi ñu am ci jàmm bi ci société bi moom moo tax tamit seen noppi googu noppi complice la boo xamante ni war nañ leeral seen i mbir, ñu sàmm ñu suñ société bi, ndax kat am nañ responsable ci kanamu peuple bi, am nañ responsable ci kanamu borom bi subhanahu wa taala. yàlla subhanahu wa taala xéewal yi mu daan defal jaam yi du ko soppi mukk fii ak jaam yi soppiwuñu, nañuy jëflanteeg moom ci di ko jaamu, ci di ko wéetal. ñu ngi koy ñaan moom yàlla subhanahu wa taala, allahumma la tuaxidna bima faala sufahaau minna. ñu doy di ñu nekk suñu biir di moy, di fesal seen moy, ñàkk ci kersa, ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla bu mu ñu jàppee bàkkaaru ñooñee, yàlla nañu yàlla jéggal. allahumma ya rabbana inna nastaghfiruka wa natubu ilayk faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. yow sunu borom ñu ngi lay ñaan, yow mi nga xam ne yaa kii wàccee taw, ñu ngi lay ñaan, say jaam ñu ngi ci njàqare, yow sunu borom ñu ngi lay ñaan nga wàcceel ñu taw boo xamante ni bu ñëwee day ànd ak barke, day ànd ak dal, waaye taw boo xam ni la ciy génne ci ay meññeent dafay am barke. yàlla na nga jubal sunuy ndaw, yow sunu borom. allahumma ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. allahumma anta allahu la ilaha illa anta alghani wa nahnu alfuqara anzil alayna alghayth. allahumma askina allahumma askina allahumma askina allahumma askina ghaythan mughithan mari'an nafi'a ghayra dar ajilan ghayra ajil birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. qumu ila as-salat.